salaamaaleykum mbokk yi tax na di Seneweb ñi jaajëfal leen rafetlu ànd bi fi ma nekk nii ngeen di gis moo di ñu gën koo xam ci terrain Xaar Yàlla nekk ci commune bu Grand Yoff ñi ngeen di gis sama ginnaaw ni mu di mbooloo bi nga xam ne ndaw yi ñoo dëkk ci bile localité monsieur le maire moom moo fi daloon di ñëw yooxu yooyu la nga gis moom lañ ko accompagner li ko waral nag moo di ab drame boo xam ne moom la ñu dëkkee ci bile koñ dal di yeewoo ñaari ndaw ñoo xam ne ñoo nekkoon ci lebanta ngeen di gis ñoo fi doon foowee ñett ñi ñaari ñoo dal di ñàkk seen bakkan kenn ki am ci ay gaañu-gaañu yu jéggi dayoo ba doy waar moom la ñu yóbbu ci bile l'hôpital ngeen di dal di gis tamit ci sama ndeyjoor ci ginnaaw waaye wax ji li nga xamante ni moo ko yëkkati moo di ne ab proxndol la woon ci ndaw ñi nga xam ne ñoo dëkkee ci bile gox ñi daal di bécci ñoom tam seeni naqar ndax jàpp ne bërëb bi ñu nekk mu doon fowukaay ñoom monsieur le maire da leen a seetaan rek mu daal di nekk loo xam ne dépotoir d'ordure la ba lu ñu yenu rek daal di fi indi kaddu yi jib nag monsieur le maire daal dina ci bokk ndaw ñi dëkkee ci biir koñ bi tam bokk nañu ci ñaawlu waaye naqar la aussi li nga xam ne moo fi xew lépp ñu daal di ko dettiwaat joxoñ ci ab baraamu tuuma monsieur le maire jàpp ne moom moo waral li ni mel kaddu yu bari li te wuutee dinañ leen ko dëgtal waaye li ci bokk tamit ci ay image li nga xam ne moo fi jot am mbokk yi bu ko defee ñu jaare fa di leen wax jërë ngeen jëf pare entraînement moment briefing bi si lañ toog suñu président commencé wax tout d'un coup ñu dégg benn cri ay xale yu yuuxu ñu tourné ñu gis ne affaire yee daanu seen kaw xeer yee daanu seen kaw subitement ñu daggaloon briefing bi daw direct ñëw pour interpeller jéem a sauver mais bañ ñëwee on était à 5 mënuñu yëkkati xeer yi ñun groupe bi njëkk a ñëw on était à 5 mënuñu yëkkati xeer yi par la suite lañ wootewaat ñu ñëw gars yi ñëw ñu yëkkati xeer bi génnee xale yi mais ba ñuy génnee xale yi ils étaient trop souffrants sonn nañ ba pare. moment boobu fekk na xale yi ñu ngi ci biir. xale yi ñu ngi si xeer yi mi ngi seen kaw y avait deux yoo xam ne xeer yi traversé na leen kenn ki tànk yi bañ ne moment bi ñuy ñëw bien vrai que gaaw nañ mais ba ñuy ñëw fekk ne sonn nañ xeer yi dominé na leen ba pare on mënuñu si woon dara après par la suite su leen leen génnee subitement yóbbu leen centre bi te bañ fi décharger lii guddi lañ ko fi décharger buñ fi fekkoon jeunesse bi kon duñ ko fi décharger ndax am na yeneen yu fi nekk y a 3 mois la ñu waxoon na fi diise def na fi presque 1 an mënuñu fexe ba dindil ñu ko mënuñu fexe ba dindil ñu ko te ñun fii lañ am fii mooy suñu espace d'hiver fii la ñuy fooye xale yi fii la ñuy fooye Xaar Yàlla Grand Yoff mënuñu dëkkal duñu waxal lu bon duñu waxal lu nekk ñu waxal ñu ko buñ jógee jël seen n'importe quoi indil ñu ko ñu exposé ñu ko fii ay nit yi bon dëkkuñu fi ay sàcckat dëkkuñu fi ay mandikat dëkkuñu fi information yi ngeen mujjee am ci xale yi seen situation fu mu toll xale yi ba ñu mujjee am seen situation kenn ki il était trop souffrant mais kenn ki dee na ñaar ñi dee nañ mais kenn ki des il était trop souffrant tànk yi yàqu na bokk nga ci ñi nga xam ne ñetti doom yi nga xam ne ñoo fi am ay jafe-jafe ñoom tamit yow kenn yaa ko jur ndax mën nga dellu si waat kan la ci ñoom ak tamit mbir mi naka la dikkee sa bopp. sama doom bi moom tànk bi dafa damm ñaari bëy ñoo gaañu quoi sama doom bi moom tànk bi moo damm. bi nga déggee nouvelle bi lan la def. non dama mujjoon bàyyi sama njaay bi ma daw ñëw fekk leen dugal nañ ko si salle bi. lan la nouvelle bi def bi nga ko déggee. non xaw ma fu may yegsi fii kay xaw ma fan la doon toll parce que nee na ma kenn est-ce que ñoom gaañuwul sax loolu la ma waxoon. léegi par rapport ak mbir mi nga xam ne moo fi xew. waaw lii kay dogal yàlla bi kay kenn mënu ko dindi dañuy sant yàlla rek. situation bi nga xam ne moo fi xew bi ngeen ko yëgee bi ngeen ko déggee yéen ci waajur ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen bakkan ci ngeen bokk lan la leen def. fii mu ne moom xanaa yëg nañ ko nekku ñoom fii wax nañu ñu ne poto yi moo daan seen kaw laata ñu egsi fii. fekk nañu jël na leen fee indi na leen si hôpital bi ñii blessé ak kii gaañu ñii gaañ ñaari gaañu neen nañu ñeent lañu waaye kenn kii sax si beneen xale xàmmewuñu ko nee na moom affaire bi jot na ko frotté si tànk bi tuuti waaye kooku xàmmewuñu kan la. papa fu mu toll nii daanaka luy am na ba noppi léegi lan ngeen di waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo di police. wala waxtaanuñu dara. waxuñu dara. dañu ne ñu togg fii ñu xaar mën nañ xaaral ngeen porter plainte ci mbir mi. waaw loolu il faut ñu pare fee bu pare après bu fekkente dañuy def plainte ñu def plainte mais il faut ñu gisante ñee waxtaan bu pare ñu door a def plainte. bi ngeen déggee mbir mi nouvelle bi lan la leen def. xanaa yéeme rek ci jooy rek billaay loolu rek la parce que man fekk xëy naa liggéey moo tax foofu lañ ma woo wax ma ko quoi. sa doom bi nga xam ne ñàkk na bakkanam ñaata at la am. ay 4 ans. yëg na bi muy ñëw.
non non yëguma ko day àndaa xale yi rek parce que fii tout près terrain bi la ñu dekk quoi dañuy doxantu di fo rek. bi ñu la waxee ne loolu daal dal ci kawam nan nga ko dundee. man koy damaa yaakaar ne dafa am ay gaañu rek bu may duggee fii la nga xam ne gaañu. bon am naqar ak métit parce que su fekkee ne dañu xëy suba teel suñu ñaari doom dee te ay nit ñoo ko sabablu ay nit ñoo dogal dee googu du yàlla day rey mais sabab bi si ay nit la jóge mi waa Senelec parce que waa Senelec ñu indi poto yi teg ko fi mu rey ñaari xale donc pour man tey dañu war a fexe porte plainte Senelec ba pare wan ko ne li muy def nii tegul si yoon mais mu indi poto yi sax di liggéey Grand Yoff te mairie bi sax xamul ne sax yaa ngeen ay poto si Grand Yoff kooku du yoon li booy wax yëpp dëgg la li ñu bàyyi sax mooy Senelec dañuy yabaate état bi moo yab waa Grand Yoff moo leen joxul cër respecté wuñu dañ vérifier ñun su fekkee poto yi c'est uniquement pour waa Grand Yoff lañ ko war a liggéeyal ñu xool ñu ko positionné woo defar liggéey mu jeex ONAS moo fi teg lii ëpp na 4 mois 5 mois xamuñu ndax dépôt la pour tout Dakar wala dépôt la pour waa Grand Yoff non su dee dépôt la pour waa Grand Yoff amul problème parce que waa Grand Yoff la ñuy liggéeyal mais bu dee dépôt la pour tout Dakar dañ ko fiy dindi yóbbu ko feneen bu ñuy liggéeyal Dieuppeul wala liggéeyal Médina wala feneen fii du dépôt bi fii dépôt waa Grand Yoff la fii waa Grand Yoff la su dee nag dépôt waa Grand Yoff kese la ñu amuñu problème pour ñu liggéeyal waa Grand Yoff mais su dee dépôt ñëpp la na fi jógee ku nekk jël li nga moom yóbbu ko sa commune. donc est-ce que mën nañu xaarandi mairie bu Grand Yoff daal di porter plainte contre Senelec. léegi lañu porter plainte contre Senelec léegi nii d'ici 15 heures di ngeen gis plainte bi yóbbu ko contre la Senelec ensuite ñu wax Senelec aussi ne dédommagé famille booy bi décédé xale bu ndaw la ñaari booy yi gaañu ay xale yu ndaw lañ poto yi si kaw xale bu mu daanu man bu doon ma da ngay dee ak sama xale c'est sauvage hein parce que lii dafa metti ce n'est pas normal. au-delà de maanaam le fait de porter plainte lan lañ mën a xaarandi aussi waa Grand Yoff daal di ko def jëm ci wàll. non ñun waa Grand Yoff kenn xamuñu si taal ak yàq kenn xamuñu si mais li ñu bëgg mooy d'état poto yi na ko fi dégager yóbbu ko su dee waa Grand Yoff lay liggéeyal nañ wax fu mu koy yóbbu ñu wax fu mu koy yóbbu ñun dañu war a ñëw laaj commune bi dañ lay liggéeyal foo ñu jox comme dépôt mais terrain football nekkul dépôt fii terrain football la fii day am ay jeunes tous les jours chaque heure ay nit dañ fi taxaw nga def ko dépôt su kenn dee yaa ko rey. gis nañu aussi jeunes yi sont prêts à tout parce que aussi est-ce que ban message rek parce que d'après message yi ñuy lancé on peut s'attendre à beaucoup plus comme que yoo xamante ni au-delà de porter plainte ban message pour ñoom wala tamit ci près de waa Senelec. non dañu mer waxu mer la ñuy wax mais suñu kilifa yi nekk fii man maay mer mais grand bi moo ñu yar ñu ñëpp moo ñu formé ñu ñëpp moo ñu teg ñu ñëpp donc ñun xale yu Grand Yoff kenn xamu leen yàq lu may ñaan booy moo ñu gën a calmé wu metti na ku ñàkk ñaar doom suba teel metti na dara mënu ko fay taal fayu ko jox la 1 milliard fayu ko maintenant li ñuy moytulu mooy fexe ba li ñu bëgg ñun ñu def ko te on fera le maximum ba li ñu wax ñu def ko mais daal li ñuy daal may na gars yi apaisé wu bañ a taa bañ a def dara ko c'est bon ma jóg Wow.